dalee nag jàmm ci seen jotaayu taxawu jàngat seen télévision Sunugal 24 ñoo ngi am mbégte dikkaat ak fi seen jotaayu taxawu jàngat fii ci Point E comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk ànd ak ki nga xamante ne kenn du ko présenté ci Sénégalais yi mu di al imam Mokhtar Kanté. al imam Mokhtar Kanté lañ war a dalal ci suñuy waxtaan ci ay points yu am solo waaye dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu door a dikk ci points yi nga xam ne moom lañ war a waxtaanee imam ñoo ngi lay nuyu. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la fay sa nuyoo di nuyu aussi équipe bu taxawu jàngat bi nga àndal di nuyu tamit équipe bu Sunugal 24 yëpp di nuyu képp koo xam ne tam mi ngi topp émission bi. kon imam su ko defee ci suñu point yi nga xamante ne moom la ñu war a waxtaanee bokk na ci pétition bi nga xamante ne waa ànd sàmm jikko yi dox nan ba signé ko pour bëggoon ñu daal di criminaliser li di homosexualité mais finalement ñu daal leen koy gàntal au niveau de l'Assemblée nationale. beneen bi ci tege itam ginnaaw élection yi ñu gis ne président de la République génn na def benn discours devant les imams ci bala bokk bu ñu waxee imam sax war nañ gën a préciser ci côté boobu ndaxte ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Ligue des imams et des oulémas bi nga xamante ne El Hadji Moustapha Guèye moom moo ko jiite ak li nga xamante ne jot na caa am d'après ni ko noonu tamit ànd sàmm jikko yi ci seen biir taxawaay lu aju ci li nga xamante ne moom moo di homosexualité ndax dafa mujj nekk lu nga xamante ne rek lu gàntal la wala déet ni ko noonu itam dañu dëkk ci élection locale yi ginnaaw bi nga xamante ne def nañ élection yi ba pare résultats yi li ci topp ndax dina am ay gàllankoor ci côté état ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor pouvoir local loolu itam dinañ ci ñëw mais ñu commencé ci li nga xamante ne moom moo gangréné fan yi gis nañ ni dafa am benn phénomène bu nga xam ne dañ ko seetlu ci mbir yi nga xam ne moom la ñuy xeex te ñu bëri dañu jàpp ne xëy na am na ñu koy def exprès mooy bu njëkk dañ daan dégg rek ñu naan homosexuel mais léegi dañu gis ne dañu ciblé lieux yi nga xamante ne moom mooy suñuy muqaddasaat les lieux sacrés bokk na ci grande mosquée septembre ba lay passé am na benn imam bu nga xamante ne yëgle na ne ñëw na ci biir grande mosquée bi mu gis fa ay nit yu nga xamante ne dañ doon def jëfi xaw ma lool maanaam di def affaire homosexuelle ñu toogaat ba ci kanam ñu gis ko ci ay armel bi ci mujj muy le 4 février ci mosquée amitié bu imam Babacar ñu gis ko ci kaw sooroor bi ci waxtu wi nga xamante ne imam bi dafa commencé noddu ñoom ñu commencé nekk ci loolu ba keroog noddu gi pare donc ñu bëri jàpp ne xëy na loolu am na ñu nekk ci seen ginnaaw di ko appuyer et en même temps dañu jàpp ne heure bu problème bi amee problème am dañ naan ko ki ko def wérul et finalement dañuy gis ne xëy na wéradi ga daf koy sëlmoo waaye du lu muy sangoo saa su ne comme ni ñu koy faral di waxee naka nga jàngatee xeeti mbir yooyu nga xamante ne moo commencé di law Sénégal ci waxtu wi nga xamante ne terrain bi mi ngi bax ngir criminaliser li nga xamante ne moo di affaire homosexualité. li may njëkk wax ci sa jàngat boobu nga xam ni jàngat la ànd ak laaj. damay wax subhanallah la hawla wala quwwata illa billah. parce que mbiru homosexualité moom dafa taq rip sobe nekk bàkkaar ci gën a ñaaw ci lu yàlla bañ ak jéppi ku koy def ba gis nga ni mu dalee ci kaw ña ko doon def. am na yeneen bàkkaar yu fi doon am. mais réew moomu yàlla daf ko wëlbati ba pare yónni malaaka yi ku nekk mu jox la numéro ak xeer ki nga koy sànni ci moom. ba pare wëlbati réew ma. sélectionné leen far askan bi fa nekkoon suuf sa dara mënut a faa sax ay ati at ci ginnaaw ko nga xam ni kon duma boobu yàlla duma li tubaab di wax châtiment ñooñu daf leen beral loxo ci duma boo xam ni yàlla dafa wane ni askanu doomu aadama bugguma ci lu mel nii. am na lu ma mën a bale ak loo xam ne du ma ko bale lu mel nii du ma ko bale génn ci rek wala ma duma la kon nag déjà mooy wane ni mbiru homosexualité lu garaaw la ci yàlla kon tam lu garaaw la war a doon ci jullit kon su ma déggee ay jullit di ko soobantal commencé ci le président de la république muy ne lu tax ñuy criminaliser mel na ku rey nit man ne ndeysaan xamul diine xamul alquran xamul sharia parce que bu xamul sharia du ko soobantal bay wax naan mel na ku rey nit lii moo gën a garaaw rey nit loolu moo tax yàlla def la mu def ci askan boobu xanaa kon suñu président na wax kon xanaa yàlla moom lu tax mu sévère ci sanctionné ñooñu
kon nga xam ne am na lu fa nekk. kon loolu wax dëgg yàlla loolu laa ci njëkk a def comme commentaire. lu mel noonu réew mi mu dugg sobe rek lay def ci réew ma seytaane dana fa gën a bëri pexe njaboot dana yàqu dof dana fa bari ak feebar ak dee bu ñaaw ak fitna ak leneen yal nañ ci yàlla musal. ñi xam téere yi xam loolu mbonte bi nu mu toll xam nañ loolu bu duggee ci askan noonu la fay def. réew mu mel ne Sénégal nag yàlla li mu ñu baaxee l'islam yàgg fi depuis le 10e siècle suñu magu l'islam yi liñ fi liggéey ba mu egsi ñun tey ñu nekk jullit ñu jàngal ñu tam ci wàllu góor ak jigéen wàllu moral sexuel loolu yëpp ñu xam ko jàng ko mu nekk suñu téere ñuy wax ko suñu njaboot. xale bi gën a ndaw tey nii wax nañ ko ni l'islam ni mu bëgg bu dee jigéen mooy nga am borom kër gu baax bu dee góor nga am soxna ngeen am ay doom yàlla defal leen barke. loolu yëpp suñu patrimoine moral boobu agenda LGBT compatible ak moom bu agenda LGBT lu muy gën di am doole LGBT ci sunu réew yàlla na ci yàlla musal kon tamit suñu patrimoine de valeur moral sexuel ak moral familial daanu te boobaa gàcce lay doon ci réew mi xëy na ñi xamul loolu ñooy wax naan non affaire bi eggul foofu et cetera léegi nag ñëw ci li nga wax moo foofu laay wax rek parce que ñii wax naan non dañuy coow rek loolu amul ci réew mi nangam lii mooy li feeñ kon lii feeñ noonu keroog ci institut islamique ak feeñaat ci jàkka ji fii est-ce que programme la wala déet dinaa ci ñëwaat mais en tout cas mooy wane ni lii mooy li feeñ kon li nëbb nu mu toll ci réew mi kon nag loolu moo fi nekk bu yàggul am na ay jigéen ay lesbiennes lu mat fukk xaw ma dem fële dóor benn jigéen dóor yu metti ku mu sa xalaat ne loolu mën na am Sénégal nga ñëw ci benn koñ gis ay jigéen yu def groupe ñëw ci këru beneen jigéen génne ko di ko dóor seen waa kër di ko jéem a atte ñu boole leen ci dóor yi ay jigéen taxaw ne parce que dafa bokkoon ci ñun di sëy ak ñun lesbienne léegi mu bëgg a bàyyi. c'est grave ça. ku la mës a wax ni Sénégal danañ mës a àgg foofu loolu sax yu ñu doon nëbb la. loolu pourtant gis nañ ko kon ñii wax naan non gars yi dañu bëri coow imaam dañu bëri wax rek mais loolu sax boo seetee ba seet amul ci réew mi nangam kon nag mi ngi nii léegi nag donte woon nag vraiment awma conviction que ni dafa nekk benn genre programme pour que ñu cibler les lieux saints de l'islam je ne pense pas parce que xam nga lu tax parce que dama jàpp ne xel ñooñu di def yooyu te am xel mayu leen ñu war a jàpp ne war nañ mën a am programme bu mel noonu ba pare am jàmm ci Sénégal ak Sénégal ni ñu fonkee seen i jàkk fonk et cetera donc pour man xel mayewul nga nekk ci réew mu mel ne Sénégal naan léegi naay fexe ba di may def yëpp ma koy def ci jàkka yeeg di ko def ci kii nii donc moo tax man awma conviction que ni programme la dama jàpp ne rek bànneexu bakkan mooy tax léeg-léeg ñu jàpp ne suñu demee ci jàkka ji kenn du xalaat loolu foofu ñu dem def ko fa wala comme ne ñu ngi nodd kii nii kenn du xalaat ni ci waxtu nodd wala kii ñuy def lu mel noonu loolu pour man ay individu la rek yoo xam ni seen bànneexu bakkan moo toll foofu ñu lijjantee ko noonu mais pour que mu am benn lobby tey jii ay homosexuel Sénégal yoo xam ne dañ naan léegi nañ def agenda boo xam ni dañuy fexe di ko def ci jàkka ak yooyu man je pense que képp koo xam ni def nga loolu sa xel nàccul te lu metti mën na la ci fekk loo xam ni du ko jar. loolu sax moom moo ci nekk te itam dañu gis ne xëy na président de la République bi nga xamante ne dem na élection ba pare discours bi nga xam ne def na ko devant les imams ci biir dafa jàpp ne xëy na peut-être am na ñu nekk ci biir ñu mel na ñu ànd sàmm jikko yi par exemple dañuy politique dañuy manipuler li nga xamante ne moom moo di affaire homosexualité pour politique ginnaaw bi nga xamante ne xëy na ay renseignements généraux ñoo ko jox que ne bari na lu la perte loo li ko waral moom moo di agenda bi nga xamante ne sénégalais yi dañ doon woote pour criminaliser ko ngeen rejeté ko pourquoi président continuer mel na kuy gën di persister ci li nga xamante ne moom moo di erreur boobu di wax ne sax dem ba wax ne mënuma koo criminaliser est-ce que moom ci moom la dépendre pour ñu war koo criminaliser. voilà problème bi mooy loolu erreur de communication yi tegaloo ci sortie président Macky Sall bi mu recevoir association imam boobu foo ko natt mu weesu ko. ci association tamit imam sax boobu nga bokk wala. bokkuma ci. te yu mel nii nag moo tax. bokkuma ci association yu mel nii moo tax parce que. boo ci xasee ba bokk rek da ngay tënku. ci ñaari nit wala ñetti nit yëg ñàkk ca kaw la ñuy lijjanteeg nguur gi dañ lay tënk yow. parce que association bi daf lay engagé. moo tax fi nekk nii mën naa la wax ne tey 99,99% membres yi fa nekk ànduñ ci
loolu président wax ak ñenn ñi wax ci seen tur ci affaire ay dañuy expliquer li président bi wax te mënuñoo wax ci kaw. Imam Babacar Ndiaye confirmé na loolu. waaw kay non loolu moom. loolu jafewul non jafewul lijjanti. ñaareel ba tamit ñun xamante ne suñu biir ñaareel bi tamit dañ koy wax xam nga benn waaye mës na ma laaj ci benn kii ne ma Imam Kanté li ngay wax nii xaw ma kilifa et cetera ma ne ko waaw yamal foofu rek parce que ñun suñu diggante imaam yi oustaz ak sëriñ si yow mun xajul sa bopp bi. ñun am nañ suñu créneau man mi di wax Imam Kanté nii tey. boo yaakaar ne benn woyalaa bu wéet rek benn singleton di dox ci mbedd mi ni juum nga mais man fi mu nekk ay kilifa dañuy wax ak man ay oustaz ñu ma ëpp xam-xam téeméer yoon ci sari yëpp ni dañ may woo ne ma keroog dégg nañ li nga wax ci masala bi na beneen yoon waxee ko nii parce que nangam xadis tel wala kii wala benn kilifa woolu ma téléphone wala dara ne ma ñu ngi lay bàyyi xel moytu lii ak lii ma ne ko mais loolu xajul sa bopp bi toogal foofu rek yow kon nag ñun xam nañ nu ñuy jokkoo ak nu ñuy waxtaanee léegi nag loolu kon association boobu ma lay wax nii ñi ci bokk te man am na ñu ma ci xam mais suñu waxtaanee suñu biir dañuy xam ne loolu mooy tënk mbir mi loolu moo tax problème boobu am léegi deuxième chose naa remarqué déjà peut-être ñu bëri remarqué wuñ ko ma wax la benn affaire Abdou Khadre est-ce que xam nga association yooyu yëpp noonu société civile lañ bokk est-ce que xam nga seen statut boo demee lan nga fay fekk apolitique waaw président nag moom mu ngi leen di politiser ñoom sax de dañuy wax ne dañuy soutenir président de la République. alors demal seen statut nga xool ab politique man fi mu nekk nii bon ma waxaale ko ni ci biir nii rek fi mu nekk nii maa ngi taxaw ci def nañu assemblée générale samedi bi passé benn association pour la protection et le bien-être animal xam nga loolu daf ma yitteel def nañ AG bi ba pare statut bi dem naa retiré ko chambre de commerce nga statut ngeen ab politique interdiction des nangam donc association boobu c'est une association religieuse apolitique parce que c'est un état laïque mais gis nga président ni mu leen di politiser moom ci boppam di leen jox ay mission naan leen dem leen ci sëriñ seeg yooyu ngeen expliquer ma li ma bëgg a wax naa ko kenn ci membre association imam boobu ma ne ko ah bon sama waay la ma ne ko ah bon ma tooñ ko man xaw ma woon ni yéenay léegi chargé de com du président xaw ma woon ni yéenay porte-parole am ci question bi ma déet imam bu wax loolu waaye déet ma ne ko léegi yéenay chargé de com moom amul chargé de com am na ay nit yu muy fay ay millions na leen yónni ci kër sëriñ si ñooñu dem expliquer ko wax naa ko sama benn xarit imam la bu mu seetaane émission bi dana xam li may wax ma ne ko yéenay chargé de com ma ne ko question bi pourquoi ngeen nekk chargé de com président am na question yoo xam du leen ci laaj seen xalaat yéen ma ngi fay doxal la mu bëgg a doxal am na porte-parole am na ay ministre de l'intérieur moo yore la tutelle des organisations religieuses mënu ko yónni ci sëriñ si ne ko lii laa bëgg lii mooy sama xalaat pourquoi yéen mu leen di convoqué naan ngeen expliquer nit ñi ma ne ko ñaareel ba ñi mu waroon woo dëgg mooy ñi yëkkati cause bi du yéen da ngeen a pourtant signé ngeen ba pare mu rocc leen woo leen pour wax leen léegi non seen gars yi dañu ëppal comprendre ñu ala ko li xaal du ma ko def léegi nag yéen dama bëgg ngeen dem expliquer opinion musulmane bi ak sëriñ si yéen ngeen jóg ne way danañ dem wër Sénégal man leen ah bon léegi yéen ay missionnaire au président ngeen dem leen kon weddi ngeen seen statut du ngeen fa fekk article buy wax ne que yéen a yore communication président particulièrement ci question homosexualité gis nga contradiction yi gis nga foo ko natt rek weesu na kon président ci boppam mi ngi da artu imam yi des informations ngeen di xutba di wax extra te pourtant moom tam mi ngi yore benn groupe imamam bu koy wax li ko neex moom di ko doxal li mu bëgg kon te boo amee yeneen imam yuy dox leneen kon na xam ne kon liberté moo am ginnaaw rejet bi nga xamante ne imam def na ko wala bokk le président de la république def na ko ci ginnaaw naka lañ mën a gisee ëllëgu li nga xamante ne moom moo di imam yi surtout sax wàllu religion bi ndaxte benn président de la république yemul ci ne vraiment duma ko def bii yoon da nga dafa xaw a sax rafetal baat bi parce que boo waxoon rek yem ci loolu dina gën a metti mais dañoo gis ne ma attirer sa attention que ni loi elle est impersonnelle du président mooy taxaw naan lii duma ko def voilà foofu laa jëm sax ci question tant que mi ngi fi moom na jël position bu demee nag wala mu faatu Sénégal mën nañ def loi bu leen neex kon la loi elle est impersonnelle donc waxu président dégg naa sax ci imam yi tamit ñenn ci ñoom ñi koy wax président comme joxe na kàddoom nanga noonu la loi elle est impersonnelle du problème mu président Macky Sall problème loi buy protéger Sénégal ci affaire homosexualité comme ni mu amee loi buy protéger Sénégal ci viol ñu criminaliser ak yeneen ñu criminaliser vol du bétail yooyu dépendre ci xam nga Macky Sall bu fi taxoon ne tant que maa ngi fi kenn du criminaliser vol du bétail parce que nanga xam nga éleveurs yi lu ñuy wax mais kii fu mu ñu jëmee donc elle est impersonnelle la loi c'est ça ci loolu sax jot nga ci tontu ci question bi nga xamante ne bëggoon naa koy wax mais bu fekkente ne continué nañ ni ëllëgu diine ji ak ëllëgu ñi nga xam ne jàpp nañ ne
xëy na seen doole dafa bari ci réew mi parce que dañ ne Sénégal bu fekkente ne bassan la foo yëkkati rek daanaka religion la. dañu jàpp ne religion bi daf fi gën a am doole. léegi su fekkente ne religion bi jóguñu yam ci li nga xamante ne moo di ay pétition mais dañoo bind ne lii bëgguñu ko ba pare def ay notes yuy wane ne ñoom la kilifa maanaam kilifa diine yeeg xalifa généraux yeeg et cetera. def proposition de loi def seen proposition de loi def lépp ba pare président ñëw rejeté ko ba pare woo ay imam yu ñëw toog mu daal dina léegi dina demaat ci yeneen kilifa yi waxtaan ak ñoom. donc doole ji finalement fan la féete. waaw ci tolluwaay ak ci wax. moom président Macky Sall ak groupe imamam boobu mun na yaakaar ni doole ci moom la féete mais doole ci askan bi la féete bu ñu jiitalee yàlla déjà. te déjà ñoom seen bopp ñoo ko wax ci wàllu peuple booy gouverner benn peuple da ngay seet li peuple bi bëgg aspiration peuple bi. question bi Macky Sall dafa boddi peuple bi. te pourtant ñooñu mu recevoir ñoom boddiwuñu peuple bi de mooy li ma la wax rek. parce que ñoom signé nañ proposition de loi bi criminalisation ñoom signé nañ ko. waaw loolu léegi nan ngay signé criminalisation c'est-à-dire signé woo délit am na déjà ci loi bi nga signé criminalisation après nga demaat ci président ne du ma criminaliser ba pare nag léeg-léeg ne la léegi demal nga expliquer ma nit ñi loolu est-ce que ànd na léegi ñoo imaam yooyu suñu demee lu ñuy wax nit ñi que bon non signé nañu criminalisation mais président nee na mënu ko criminaliser li du gàcce ci ay kilifa. est-ce que signature xaalis dafa gën a bëri doole. parce que ñoom am nañ budget de 50 millions et 30 millions bokk naa ko. waaw mais lu nekk ngi ci ay xaalis bu ñuy joxe boo xam ne en plus xaalis boo xam ne sax du jaar yoon maanaam amul nomenclature boo xam ne dañ naan par exemple xaalis bi dafay dem ci association bi pour telle activité pour tel ou tel après maintenant commissaire au compte day am et cetera du gis nga 30 millions Konakook bi. gis fan la jaar fu mu mujjee ci seen diggante ñoom. xasante ba ñu xas sax ku nekk ci bàmmeelam lu ma naqari woon la parce que ñi war a jiite comité musulman bi war nañu weesu yu mel nii politique ak xaalis warul jar lu mel nii wala ba imam taxaw xas imam bu nekk ci bàmmeel naan ko yaa jël xaalis bi jox ko ku la neex mais loolu tamit ñi politique ñoom ñoo leen di foyee parce que tamit ñi politique war nañ xam xaalis bi nu mu war a jaaree nomenclature transparence et tout kon nag comme demee na noonu du ma exclure benn hypothèse donte woon tamit nag du ma bàkkaar di wax loo xam ni aw ma ci yàqin wala am preuve mais ce qui est sûr c'est que neen amu ci maanaam lu ñu def rek am na ci intérêt soit xaalis soit ay tukki soit ay poste nomination et cetera loolu rek la mën a doon amul leneen adduna loolu rek fi am kon amul leneen man benn waaye wax na ma ko sax mu ne ma ma gis na denc xaalisam daf leen di financer ay tournée pendant 6 mois fu ne ñu wër fa ay millions la xam nga ak ay période yu dul jeexul xaaj te duñ fi lijjanti dara dañuy lekk xaalisam rek ma ne ko gàcce la waaw parce que ñoom ñi lekk xaalisam tam gàcce la parce que dinañ lekk xaalisam te xam nañ ni du ñu def li mu bëgg te xam nañ tam suñ ko defoon sax tam du sotti parce que nag mais sëriñ si et cetera ils ont leur conseil yore nañ proposition de loi bi xalif yi gis nañu sëñ Mountakha communiqué bi mu ci def après wax ne ànd na ci par les voies légales nañ fexe ba lii ñu criminaliser ko sëñ Babacar Sy devant le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye la ko waxoon bëgguma fi kon ñii dama lay wax mooy seen délégation fu ñu dem danañ fa fekk ñu waxal ay kilifa yu toog ne leen waaw yéen signé ngeen léegi lu ngeen bëggaat kon vraiment adduna nag loolu dafa mës a am nag Abdou Khadre loolu dafa mës a am nag loolu du lu ñuy war a diingatee waa Sénégal wala kii man souvent des fois dañuy wax Sénégal nangam jullit nangam ma ne loolu yëfu nit la c'est l'être humain du affaire u Sénégal ñaawteef boo fi gis nit def na ko fu ne waaw kuy jullit ak ku du jullit jëlal tey ji par exemple pédophilie am na diine boo xam ne fi mu nekk nii la jël na leen dans le monde entier xam nga li ma bëgg a wax ñooñu duñu ay nitu diine mais est-ce que dégg nga coow bëri ceeg yooyu l'islam lañ gën a yeb ak jullit yi tey jii boo amoon ñetti imaam rek yu fi def loolu lu ñuy wax nañ tëj jàkk yi waaw imaam yëpp ay pédophile lañ daara yëpp loolu la mais xoolal pourtant affaire boobu am na sur le plan mondial actuellement ñoom ñu ngi koy jëm a lijjanti mais peut-être nit ñi dañ ci am kersa di am nu ñu koy waxee yéenewu ma leen ko nag parce que lu ñaaw moom ci kilifa diine sax la gën a ñaawee je suis d'accord mais nag di nga gis traitement bi il est inégal bu dee ci jullit yi la bu dee ci ñeneen la nañ def ndànk donc lii nag dafa mës a am maanaam ay nit yoo xam ni ki turu diine di ko wutee àdduna lu mës a am la di ci alquran wax kenn xamul nu mu toll boo jëlee aaya boobu par exemple inna kasira min al ahbar wa ruhban la yakuluna amwala nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah xoolal loolu nan la wax al ahbar wa ruhban waxul le citoyen ordinaire ahbar ruhban mooy lan mooy ñi yore woon kilifteefu diine ko mu ne lan la wax la yakuluna amwala nasi bil batil dañoo lekk alalu nit ñi ci nen
kon loolu ci nit la nit mën na jàng ba ne ar fekk adduna la koy wute nit mën na mokkal alquran jàng sharia ne ko ñukk fële di wut adduna ku seytaane nattoo loolu nag war nga taxawaat defandiku seet li ngay def mais nag alquran ma jeexale foofu il faut pas que ñu juum muy imam yooyu ñeneen Sénégal de plus en plus léegi mi ngi am benn éveil de conscience islamique tey ji ak ay nit yu am fulla ak fayda ci sëriñ si ci imam yi ci ustaas yi yoo xam ne am na yoo xam ne duñ ko nangu même boo ko yëkkatee am ñenn ñoo woyof bopp ñoo nax dina am ñeneen ñoo dul mën a nax. waaw c'est ça mi ngoog mbokk yi yéen a ngi ànd ak seen télévision Sunugal 24 tey jii ñoo ngi ci point 1 di dalal ki nga xam ne moo di al imam Mokhtar Kanté ñuy waxtaan ci phénomène bi nga xamante ne lëmb na réew mi mu di homosexualité imam bu nu jógee ci loolu xëy na sax mën naa wax na xëy na peut-être du soli loolu dañuy dugg ci côté bi nga xamante ne xaw na laal tuuti politique jàppe nañ ne xëy na peut-être ci mois bi la ñu war a woo al imam Alioune Ndao encore une fois ginnaaw bi nga xamante ne moom it bokk na ci ñi nga xamante ne ci ànd sàmmi jikko yi la bokk ci ñi nga xamante ne tamit aussi am na benn taxawaay ci réew mi jiñoon nañ ko fi affaire de terrorisme tëj ko fi presque daanaka ñaari at ñetti at ñeent ñu toogaat ba ne dossier bi seetal nañ ko ñu jekki-jekki ñu ne ñu dañ koy woowaat àtte ko parce que desaatoon na naka nga jàngatee mbir mi ndax dafa nekk lu nga xamante ne moom lay dénoncer duñ ko bëgg a noppi loola wala liñ koy tuumaal dafa nekk lu jeexagul. waaw gis nga dossier yu mel nii moo tax lu ne mën na ci lëmasu te comme moom imam Alioune Ndao ko engagé la ci question yi yàgg naa man imam Alioune Ndao ba ma koy xam ëpp na 20 ans conférence mosquée Ina Sebe yi aéroport foofu laa doon daje moom temps yi maa ngi nekk étudiant foofu laa ko doon gis ma gis mu nekk ku engagé ku éloquent et cetera. kon moom ay temps nag ma perdre ko de vue toog naa presque ba bi ma koy déggaat ci mbir moomu. fekk toogoon naa presque mën naa wax presque gën jaa néew ay 10 ans gisuma ko dégguma ko en fait waaw peut-être gisuma ko dégguma ko gisuma ko physiquement moom au moins ay 10 ans après bi ma déggee dina alors donc pour dire donc lu ne mën na ci lëmasu. léegi nag xam nga dafa am loo waxoon sànq soo may ma complété tuuti foofu noonu rek le fait que président muy lëkkale politique ak affaire élection yeeg mel noonu gis nga loolu tamit affaire lu doy waar la quoi parce que xam nga mënuloo objectivement scientifiquement mënuloo wax lu tax nit ñi voté pour ou contre c'est très difficile parce que nit ki au dernier moment mën na changer intention de vote kon ñoom nan la ñu xamee ni affaire homosexualité bi moo tax nit ñi mujj voté contre ñoom te bu dee loolu la tamit lu tax léegi ñoom nee nañ ñoo gagné 80 xaw ma ñaata % collectif xam nga loolu la ñuy wax lu tax foofu noonu nit ñi voté wuñ contre ñoom te ñooñu itam dégg affaire bi lu tax ñuy explique fi ñu perte rek la ñuy wax ne ñooñu homosexualité bi maanaam waa Thiès xaw ma Ziguinchor ñoom homosexualité bi tax ñu voté ak Touba xam nga yënwul maanaam moo tax ma ne ay conseillers communication xam nañ ñoo ko jox bii document donc yënwul maanaam en plus yow cause bi yaa ngi koy suivre xam nga ni cause bi depuis kañ lañ ko yëkkati te kenn lëkkalewu ko affaire politique yàgg na voilà ba ci rassemblement boobu ñu def fii nii parti politique yi ñëw am ñu ñëwul kon noonu la mës a demee bii tamit bi nga ko yëkkatee nii député yu mu intéressé ba ci seen biir ñoom Wilane ak ñeneen daal ne man sama diine nag moo ma ëppal njëriñ kii donc mënuma comprendre logique boobu di wax ne ñaareel ba même intelligence politique lu mu joxe Abdou Khadre xam nga mooy lan mooy yow yaay président nga am coalition yaa ngi dem ci vote xam nga ñu yëkkati question bi consensus am ci kilifa diine ànd ci nga ne maa lànk léegi ma ne ba pare nga ne nag loolu moo tax ngeen sanctionné ma kon sa intelligence politique des na parce que yow lan moo la war a jaral ñu lay sanctionné te homme politique électoral rek lay wut moo tax ma ne journaliste nañ laaj président Macky Sall lan moo ko war a jaral ñu koy sanctionné au niveau des élections parce que rek dafay bañ a criminaliser loo xam ne am na ay réew yu ko criminaliser te dara fekku leen ci nañ ko ko laaj imam yooyu itam di wax dañ koy waxal nañ tontu ci loolu ba balaa ñuy dugg ci ñu xamul gis nga loolu c'est extrêmement important kon nañu bàyyi xel loolu te tam xoolal ñu ngi jëm ci yeneen élection non législative mu bu continuer garder position bu ñu ko sanctionné waat encore législative mu ne encore loolu moo tax est-ce que loolu intelligence politique la doo jéem a am électorat te comme électorat bi ay jullit lañu te nee nañ bëgguñu lii nga fekk leen ci loolu lu mu lay wàññi kon man moom daal am na daal mbiram daal ci dossier bi am na mbiru boppam. est-ce que façon politique bi du gën a prolonger mécontentement mais loolu laa bëgg a wax dama ne comme nit ñi mere nañ ko ci loolu nee na ba tax loolu moo tax ñu perdre yenn kii yi kon tamit dana perdre ay député parce que maire boobu dañul maire boobu du dañ fi ak. te maire moom sax député yee ko waral. mu ngi noonu te comme moom nee na encore que de toute façon du ma changer position kon cela veut dire que fii ak élection législative yi jullit yi dañuy gën a mobiliser wu aussi pour sanctionner ko parce que comme jullit yi léegi gis nañu ne assemblée nationale léegi majorité président moo fa nekk di bloquer
kon lii dinañ wax ne léegi nañ fexe tam ba am ay plus de députés foofu kon intelligence politique man jaaxal na ma ak na muy doxalee lànk bi mu ne lànk carré moo ma xaw a jaaxal donc loolu dama ko bëggoon compléter ci wàllu boobu lan nga mujjee laaj ci biir li nga doon complété balaa ñuy ñëwaat ci imam Alioune Ndao sax ci biir li nga doon complété est-ce que loolu message buy wane ne président dafa doyal ci mbir mi comme pare na maanaam joxe lenge yi joxe tout léegi nee na du ko criminaliser est-ce que loolu message bu wóor la buy wane ne moom léegi troisième mandat moom pare na ci peut-être mais en tout cas homme politique du man du ma leen weddil dara waxeet ak kii au dernier moment ñu changé parce que dafa am ñu ñuy waxanteel ak ñu leen wër léeg-léeg ñu jël décision boo xam ne c'est pas une décision personnelle mais décision intérêt ñeneen lañ ci sóoraale kon du ma ci tant que président Macky Sall taxawul déclaré ne du ma candidat du ma ko weddil dara bon kooku loolu lenn la ñaareel ba du ma ko tuumaal tamit daal ne loolu la bëgg parce que xaw ma lu nekk ci xelam ñaareel ba ci affaire imam Alioune Ndao bi non ba tey ci président Macky Sall da nga ni intelligence politique boobu même bu fekkee moom daf ci pare est-ce que war na pénaliser majorité am parce que tey jii su ay député am wàññeekoo ndax question bi est-ce que kon moom dimbali na majorité même buy dem gis nga voilà léegi imam Alioune Ndao comme ni ma la ko waxee ala kulli xaal maîtriser wu ma dossier judiciaire bi te aussi dama ciy bëgg mandu mooy que ni ay avocat am ñu ngi fi ñoom ñoo war a seet est-ce que convocation bi lu normal la ci agenda judiciaire la bokk wala lu bees la ñoom ñu def conférence de presse leeral ko parce que ñoom tam loolu mooy seen liggéey man du ma avocat donc ñoom tam fekkee ni nekk nañ groupe man na imam Alioune Ndao bi ñu ko jàppee invitation yi ma defal ci média yi maa ngi fàttaliku TFM li ma njëkk a wax mooy que ni li ma koy conseillé na wut pool d'avocat kon foofu laay teg sama tànk ba tey mooy que ni ay avocat am nañu vigilant gis nañ fi ay homme politique def fi lu nekk ci ay njaaxum seen avocat rëy la min génn wax mobiliser population bi nangam kon tamit ay avocat am nañ génn def seen communication mu leer nañ ba ñu xam lii agenda judiciaire bu normal la wala normalul et cetera donc foofu ci loolu laa ci mën a yem mais ce qui est sûr c'est que ni ma waxee problème mu erreur politique président Macky Sall ci ni muy traité question bi de la même façon institution judiciaire bi on considère que elle est séparée des deux autres pouvoirs xam nga Sénégal déjà ñu ngi naan voilà justice amu fi kon nag j'espère que ñoom tamit institution judiciaire bi commencé ci procureur ba ci suuf du ñu def erreur ñoom tamit politiser affaire homosexualité ba ne léegi nañu ne jàpp kenn si ñoom ko influent ko mel ni Imam Ndao loolu tamit dama ne la attention opinion Sénégal yi fi nekk de plus en plus am na yoo xam ne duñu ko nangu te am na lu fi jaar voilà parce que même ci biir loolu sax boo dee xool est-ce que nekkul benn arme politique buy wax ne defoon ngeen nii ba dugal ma ci ay njaaxum ci wàllu élection ba ma perte élection yi donc bëggatuma benn imam ci kaw minbar bi muy wax ci wàllu googu. ba xam nga déjà wax naa la ni scientifiquement mënoo établir ne xutba wala mer moo tax nga perte élection comme ni ma la ko waxee kon fi ñu gagné. xanaa ñooñu tamit ñu ay jullit yu dégg question bi ci côté imam Alioune Ndao. ci côté imam Alioune Ndao dina wax lu bëri ci xutba di wax tamit yi nga xamante ne ci wàllu góor jigéen. pour que suñ ko jàppee yeneen imam yi. mu nekk message quoi leçon ci ñoom. que ne xutba yi bëgguma ko dama bëgg rek ngeen yem ci xaala Allahu xaala rasulu te mu nekk bu nga xam ne dañ koy conjuguer au passé. waaw man maa ngi soupçonné président Macky Sall que ni am na lu mu bëgg a yëkkati ci wàllu contrôler discours imam yi. ci vendredi man du léegi am na quelques années waxoon na ci lu xaw a mel noonu après bàyyiwaat. donc maa ngi koy soupçonné toujours ci loolu te loolu du rek Sénégal réew musulman yëpp pouvoir bi fa nekk muy pouvoir lay comme même sax pouvoir boo xam ne sax day woote woo l'islam dañuy contrôler discours imam yi tey ji am na pays musulman yoo xam ni ministre de l'intérieur sax mooy yónnee xutba standard. waaw c'est ça mën nañ may imam bi mu dolli ci benn hadis wala benn kii na kon te ay pays musulman yoo xam ne sax dañuy ne sax charia mooy seen charte waxuma la nag pays lay yi nga xam ne ñoom dañuy gën a ragal encore le discours gis nga temps yi France ak seen imam yi ni mu demee waaw nee na ñu ne woon dañ ne woon imam yi nañ wax l'islam bu France mën a nangu loolu indi fa coow alhamdulilah rabbil alamin coow ba loolu éclaté sax ba ministre bi dem ba xam ne lii doxatul musulman yi ànduñ ci lii léegi ñu ngi seet leneen man ne alhamdulilah heureusement projet boobu échoué bind naa ci lu nekk sama page Facebook pour que projet bi échoué léegi kon président Macky Sall moom xam nga artu na imam yoo ne imam yi def désinformation wax naa ko ci benn plateau man ne loolu baaxul ci image am
parce que song imam yi nii et cetera donte woon imam yi ay nit lañ mën na def erreur mais boo nekkee président discours bu solennel nga war a am par rapport ak institution imam Sénégal du lu woyof de du lu woyof contact social institution sëriñ xalif généraux yi en particulier laa bëgg a wax ak imam fii ci Sénégal boo leen bëggee song rek force di nga am problème dafay xaw a difficile parce que dañuy mobiliser nit ñi kon président li mu wax foofu na ko seetaat donte woon na je demande que imam yi nañu am discours yu responsable bien informé responsable bu mu nekk ay discours fayu wala xeex benn parti wala benn président wala di wax ci dossier boo xam ne tamit maîtriser woo ko kon loolu tamit d'accord ma ci imam yi koy def mais de façon générale discours imam bu libre ci Sénégal fii acquis la ñuy def suñu xutba de façon libre bu amee ay problème communauté ba nekk foofu ak mosquée ba nañ xam nuñ koy régler mais pour que léegi un état lay que président léegi di wax ne imam yi plutôt dégg naa ko je crois am na yeneen question yu ñu war a traité que yi attention kenn duñu wax ñun imam yi question bu am solo wala bu amul solo bu ñuy traité bu ñu war a traité loolu ñemewuñ ko wax journaliste yi fii rek kii respect kii rek ñemewuñ wax journaliste pour que nga traité bi dossier pour que kon lu tax ñu bëgg ko ñeme ci imam yi du dem de oui c'est ça ci biir loolu tamit dañuy gën a resté ci li nga xam ne moo di élection locale yi ginnaaw bi nga xamante ne def nañ élection yi ci les 23 janvier bi passé bi ñu compté li nga xamante ne moom moo di xob yi tendance yi joxe li nga xamante ne tamit moom moo di Yewwi Askan bi gën a am victoire yu bëree bëri ci gox yi nga xamante ne moo ëpp solo surtout ci ville yi Dakar ak fi nga xamante ne moom moo di Ziguinchor ak feneen. naka nga ak Thiès naka nga mën a jàngatee li nga xamante ne moom moo di élection locale yi sanction la et ndax jàpp nga ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jàppanteeg président ci wàll googu ba kenn ku nekk jël tamit sa place ci fi nga xam ne jël nga ko est-ce que après loolu politique bi jeex na ndax dinañ leen bàyyi ñu liggéey. ni ma njëkk a jàngatee élection locale yi mooy d'abord sant yàlla parce que de façon générale def nañ ko ci jàmm te am na ñoo xam ne ñu ngi doon wax sax ni élection du am. fitna nangam man sama discours même sama sermon fii la mu wax ma ne leen nañu bàyyi di tiitalante ñunu neen la benn njaboot bi xam nga lu ma leen wax dama ne leen mais dañoo am ay collectivités territoriales am ay actuellement li ñu am ci code de décentralisation mooy département lañu am ak commune waaw léegi département ak commune foog ñu jiite ko wala seytaane jiite ko kon nag foog ñu def élection soit ñu jël ay jaas yi rayante ko ëpp doole dem jiite soit ñu def élection te yaakaar naa ni yàlla wërsëgal na waa Sénégal ñu tàmm di waxtaan gis nañu réew yi nga xam ne jaas yi lañu jël pour régler ko gis nga ni mel fan mujj fa laa xutba fi bi ñu paree benn waxtu pour mu ne ma si yow li nga wax ni imaam ki nga xam ne delloo nga ñu suñu sago man leen nekk leen nit ngeen civilisé nekk jullit waaw civilisé doy na ci nekk jullit mooy islam li mu wax mooy mun ngeen tànn seen i représentant kon nag nañ ko def de façon civilisée benn jour suba sa ñëpp dem liggéey ci Japon xaw ma 100 millions d'habitants xaw ma ñaata lañ benn jour la ñuy def élection ñëpp liggéey Sénégal benn 2 millions bu ñuy def élection at bi ci bi ko jiitu ak at bi ci topp kenn du liggéey man leen lii ñàkk fulla la il faut dépasser ça nañ gën a civilisé léegi loolu tam ci teral sa bopp la bokk ak warmal sa bopp def élection yu civilisé li ma ko gisee mooy que Yewwi Askan bi dañu vraiment joxe énergie bu baax mobiliser seen i nit fi nga xam ne tam am nañ fa ay leaders yu charismatique yooyu yëpp dafay jouer ci élection ñoo xam ne nit ñi dañ leen a fonk di déglu seen discours ñu leen di convaincre waxuma ne forcément sax dëgg la ñuy wax ak ñooñu waaw en tout cas seen politique ñooñu ñoo gagné seen i gox yooyu bu amul beneen gox ñooñu gagné beneen loolu benn la ci beneen bi tam mooy que Dakar Thiès Ziguinchor boo seetee probabilité que Yewwi Askan bi gagné woon ko c'était très élevé parce que déjà Dakar gis nga ni mu demee woon et que Dakar tam souvent en général pouvoir bi day am problème ak ki fi nekk pour plusieurs raisons je pense président Macky Sall sax wax na ma mosuma gagné Dakar xam nga depuis kañ Touba tam gis nga tout le temps dafa amee problème Abdoulaye Wade dafa am doole ak tamit yeneen yu fa xew ay sëriñ yu bëri àndul ak moom et cetera Thiès tamit ay bañkat lañ yoo xam ni yu mel noonu donc moo tax ci sama jàngat Ziguinchor voilà Sonko waa Ziguinchor la quoi qu'on dise tamit loolu daf ciy joué Macky Sall Fatick ak Matam ki ko nekkal Matam lu mu wax ne fii sama titre foncier kon nag mënuñu bañal loolu tamit Sonko tant que nekkul loo xam ne rek dañ koy firi ci wàllu violence ak woote askan ak pàccoo réew mi donc loolu laa ko expliqué beneen explication pour man mooy que ni waa Benno Bokk Yaakaar ñoo jubawuloon seen biir y avait trop de division ñuy xeexante seen biir defante ay vote sanction def ay liste parallèle
donc loolu moo indi tamit lu mel ñu noonu. bëri sax wax na am na ay mouvement jeunes yu nga xamante ne ñoo nekk ci biir parti bi ñoo mer sanctionné leen. ah kay parce que am na ñoo xam ne tey par exemple dañoo bëggoon président Macky Sall tabb leen président bi mu bañee dañoo mer ba xamuñu lu ñuy def ba bi ñu demee ci moom la jël ko ba la jël ci la wax ni am na ñenn ñoo xam ne sax bàyyi naa leen ñu def beneen liste kon peut-être tam président Macky Sall am na responsabilité ci permettre ay liste parallèle ñuy xeexante seen biir parce que boo amee ay liste parallèle dañuy xeexante ak beneen liste boo xam ni ci sa njaboot nañ bokk donc division boobu ñu am seen biir xeexante seen biir sanctionnante seen biir moo tax tamit mën nga expliquer lu tax ñu perdre yenn localité yenn locales yi donc lan la ñuy expliquer le fait que président souvent muy wax ne gagné na 80% te gis nañ ne lii gën a am solo ndax moom day wàññi àll bi ñi di wàññi nit ñi wala nu mu demee noonu. waaw noonu la def ku nekk da ngay wàññi li la arrangé waaw moo tax xam nga statistique yooyu bu la déggoo ñuy wax ne on peut faire dire aux statistiques qu'on veut statistique bu la neexee 99% yi nangam bu la neexee nga ne bon 1% bi moo am solo parce que boo xoolee ba xool nangam bu la neexee nga ne non 99% donc statistique jëlal par exemple Sénégal lu ñuy wax 95% musulmans mais xoolal nañuy man 95% musulmans mën nga wax ni yii c'est bien parce que jullit yi 95% mais da ngay dégg benn waay bi wax ne xoolal rek réew moo xam ni 95% musulmans ba pare fen bëri fa ak wuruj ak mel gis nga damay dégg loolu ci Sud Radio France voilà ñuy wax ne statistique baaxul parce que léeg-léeg mën nga koo jox ki nga xamante ne danaan ñun comme 50% lañ kon jërul may wote ndax bari nañ voilà kenn ki daan ne mais bu fekkonte ne ñun noonu lañ minorité kon jërul may dem di wote donc statistique mën naa nekk lu nga xamante ne sax contraire bi la lay loolu moo tax yenn pays yi dañ koy interdire élection yi dem manipulation la bu nga xamante ne dañuy wax ne presque ñi nga xam ne ñooy minorité yi ñoom ñoo koy jël loolu moo tax yenn pays yi interdire ko pour les élections statistiques aussi maa ngi lay même ci wàllu boobu noonu boo xoolee par exemple affaire u njabar ndaw soosu di njabar fii damay fàtte ne mu tudd encore mës na fi wax ne ci benn làmb mu wax ne diw mooy daanu Selbe waaw stade bi moitié bi ñëwuñu comme dañoo gëm njabar Sénégal wala boog ñu bëri dañ koo gëm ñu ne jarul ñuy dem parce que suñu mbër day daanu gis nga waaw moitié stade bi demuñu waaw xamatuma sax nag et je crois que sax dafa fenn ndaw si ngeen baal ma wax bi parce que njabarkat yi man damay wax lu tàng ci ñoom kooku daanuwul sax ci Sarlu temps yi kooku daanuwul sax finalement je pense que finalement sax kooku moo daan mais moitié ñi ko supporté ñëwuñu jour boobu gis nga mës na wax fii ne avion dina daanu fii université ci campus bi fii étudiants yi jël seen sac daw dem ba benn waaye wax ne procureur daf ko waroon arrêté et c'est vrai procureur parce que danger public la woon fu nit di jàng di fa fanaan nga ne avion dina fa daanu te avion daanuwu fa même bu fa daanu woon sax est-ce que li nga ko wax moo tax kon yu mel noonu moo tax statistique moo tax ne lu la neex nga koy bitërnde kon président moom li ko intéressé fu nekk ni moom ak ay nitam mooy ñu wax ne non majorité collectivité territoriale yi ñu ñoo ko gagné alors que boo perdee quand même Thiès Dakar Ziguinchor quand même li fa toll ci population ak li muy représenté ci réew mi sur le plan politique xam nga ni lu rëy la xam nga ni def nañ fa lu nekk ci alal ak doole pour gagner fa kon ñàkkul fay ñàkkul solo kon léegi soo ne non maa gagné 80% loolu du problème lu ne def ay milliards lañ le président bi décaissé jox ko ay nit ñu def ci ay valises lu ne def nañ ko fa ba pare perte ay centaines de millions yëmbal way yëmbal ak jàkka ja mooy li ma encore ñuy wax ñun imam yi gis nga ñi wane ot ministre bi mu mel ne ku longa kii imam bi nii di jël photo ni ma ne cey ay waay ndeysaan xam nga tam sunu magu imam yi tam il faut que ñun xale imam yi ñu toog seen wet pour bañ ñu caaxaane leen mais ñun fii sunu mosquée fii point E bi gars yi ñëwee man maa yore woon kaddu comité des imams bi ñëwee fii xam nga lu ñu leen wax ñun de li ñu bëgg te moom la l'islam bëgg mooy lépp ngeen teg ko ci yoon bañ a yëkkati fitna def kook lexsaan te ngeen gëm tamit ne ka nga xam ni moom la ñuy tabb yàlla bind na ko ba noppi bu voté yi jaarle ñi sénégalais yi voteel ngeen respecté votu sénégalais yi parce que yéen a voté démocratie ci wàll boobu moo tax ngeen di voté bu fekkee ni li ngeen bëgg rek moo war a am kon bu leen voté deuxième point troisième point yéen ñëpp lañ njaboote ñun imam yi yéen ñëpp da ngeen di julli suñu ginnaaw du dëgg yéen sensibilité yëpp léegi ñun lu ñuy ñaan mooy yàlla may ñu les meilleurs maires mais loolu lañ wax am na loo xam am na ñoo xam loolu wax boobu neexu leen gis nga dañu bëgg tout le temps ñu li ñuy jënd dañuy ñëw di jënd am na ay hommes politiques ak ay femmes politiques yoo xam ne dañuy joxe ci jàkka yi pas seulement fii feneen ak feneen en tant que musulman mais bu vote jotee ñun duñu wax ne kii dafay joxe fii nañ ko jàppale on espère que yàllaa tax muy joxe ak xam jàkka lu mu jëriñ
moom ci boppam bu nekkee néew jàkka lañ koy julle buy takk sëy ci këram jàkka la buy julli si ginnaaw imam lay jàkkale buy jàng charia ak masala jàkka j'espère que looloo tax muy joxe ak liggéeyu jàkka ji li mu laaj fay facture yeeg yooyu mais koo xam ne da ngay joxe dara si jàkka ji pour élection bu jotee nga ne imam yi wax leen ci man kooku en tout cas loolu doo ko am ci yenn jàkka yi c'est ça imam balaa ñuy dem sax ci suñu dernière question muy question charlatan yi dinañ ci ñëw comme ni nga ko waxee njibarkat yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci wàllu pétaaw yi da nga ne woon soo amoon temps tuuti mën naa la may quelques minutes da nga ne woon am na loo bëgg a wax ci kaan bi xaw ma ci kaan bi waaw dinañ ñëw ci loolu tamit aussi mais ci biir loolu dañu jékki-jékki rek ci ak élection yi pendant élection yi et après wala lu ko jiitu woon sax xëy na si ñu mel noonu commencé woon nay feeñ mooy Salif Sadio bi nga xamante ne jàpp na ay quelques soldats sénégalais muy MFDC ñu daal di jàpp ay quelques soldats sénégalais ba léegi ñi ngi leen ñenn ñi ñi ngi ñu téye comme ay otages naka nga jàngatee phénomène xaw ma 8 xaw ma 9 xaw ma ay 8 10 lañ woon xëy na 2 yi dañu faatu ci même action ba ñeneen ñi ci des nag ñoom ña nga fa resté ba léegi naka lañ mën a jàngate loolu ndax ay vrai rebelle lañu ndax ay nit lañ ñu nga xamante ne rek dañuy dem ak a ñëw parce que à l'occasion xëy na boo ko dee sillonné mën nga leen bañ a gis. waaw mais rebelle nag mooy doxalee noonu rebelle ci ruq-ruqaat yi rek parce que xam nga duñu affronter armée bi nii frontalement parce que dañu néew doole ci wàll boobu et cetera donc rebelle ci Macky lay dugg ak trafic rebelle yi moom ñaar yooyu lay àndal donc loolu moo tax je pense ñu profité ci élection yi xam ne nit ñi concentré nañu ci yooyu beneen bi tamit mooy temps yi la dóor nañ leen dóor yu metti xam nga temps yooyu Casamance avant élection voilà fekk itam ñu ngi préparé ñoom tam benn action beneen bi tamit mooy frontières yi dafa yaraax xam nga mën nañ def dara daw dugg Guinée Bissau wala Gambie donc je pense que ci loolu lañ profité mais je pense que erreur bu rëy la bu Salif Sadio def parce que mënuloo jàpp ay militaires sénégalais ba pare am jàmm toog fi mu nekk nii état bi c'est sûr que am na plan fi mu nekk nii pour cette fois-ci li ci gën a yéeme mooy dañuy am ay vidéo di filmer ay drapeaux di filmer ay visages yu nga xamante ne sénégalais yi mosuñu leen gis ay rebelles ay rebelles waaw man nag vraiment song boobu ñu song ba jàpp ay militaires sénégalais foogoon naa ni MFDC dootu ko defati et que MFDC léegi ñoom li ñu bëgg rek mooy ay négociations en tout cas ñu bëri si ñoom seen i kilifa mais dafa mel ne Salif Sadio moom mi ngi des ba tey ci position indépendance te indépendance boobu c'est pas négociable pour une raison donc léegi bu fekkee ni dafa jëfandikoo doole jàpp ay militaires sénégalais ce qui est sûr c'est que dignité wu état Sénégal ak armée wu Sénégal mayewul ñuy seetaan loolu donc na ko wóor na fi mu nekk ni am lu jëm ci kawam léegi nag loolu lan lay doon armée bi ak état bi ñoo koy régler mais fi mu nekk nii na nga xam ni chaque minute chef d'état-major ak président Macky Sall ñu ngi xalaat ci dossier bi lu ñu ci war a def ça moom c'est clair parce que militaires yooyu ñu jàpp c'est pas des citoyens ordinaires yi rek ñu jàpp citoyens ordinaires yi ñu fa jàppoon sax état bi dina ci jéem dara waxuma la nag ay militaires yu fa nekk pour cette mission donc ça c'est clair mais c'est vrai que nag man léegi fit bi Salif Sadio am fi mu nekk nii ba di filmer ñu war a ko kii na muy wax ni sol sabadooram di dox ma ne xaw na ma jaaxal waaw mais affaire rébellion tamit waaw dafay bëri yu bëri yu ciy laxasu mais amut ak benn relation ak ñi nga xamante ne xëy na ñoom lañ tànn bees ci gox yi ak yeneen yu ni mel parce que ñu bëri dañu jàpp ne xëy na peut-être comme am nañ seen benn doom bu gagné wala dara ñoom it ñuy def seen manifestation wala dara mais bu dee loolu tam pour man intelligence politique joxewu ko parce que sa doom boobu bu gagné te nekk sénégalais te moom tam remettre en cause que ni Sénégal état nation la y compris di xeex rébellion waaw kooku soo nee maa ngi koy dimbali parce que sama nit la naa jàpp ay militaires sénégalais kooku tu le mets mal à l'aise donc pour man intelligence politique joxewul loolu pour man kon pour man dama yaakaar ni dañu profité ci élection locale yi nga xam ne nit ñi ñu ngi gën a toppatoo élection yooyu ñu def ko mais pour genre que ni par exemple Sonko Casamance la et que kon léegi ñun tamit nañ profité jàpp dara duñ ci fekk parce que moom bu fi nekkee naam je pense que joxewul loolu parce que et que de toute façon muy Sonko muy beneen Casamance di politique actuellement du jël risque di wax luy niru ne dafa ànd ci loolu ce serait un suicide politique c'est ça Imam dañuy ñëwaat ci li nga xam ne moom moo di coupe d'Afrique bi Sénégal jël na ndam li ginnaaw bi nga xamante ne luy tolloog ay ati yàlla ñu ngi dem ak a ñëw dem fu gën a sori sax ci mondial mosuñu indi coupe cette fois-ci nag ñu daal di am coupe bi naka nga jàngatee li nga xamante ne moom moo di ndam li nga xamante ne jóge na Cameroun Yaoundé ñëw ci fi nga xam ne moo di Sénégal. donc wala comme ni nga wax. daf may fàttali dama def sama page Facebook. di diingat entre parenthèses. ñenn ci presse bi. mooy
la veille finale bi maanaam bi ñu gagné demi-finale bi. ñuy wax ne bu fi yemoon neex na ba noppi. ma bind ci sama page Facebook ma leen xoolal yi yéen a ngi catu équipe nationale bi. parce que bu fi yemoon neex mooy lan Sénégal demoon na déjà demi-finale. demoon nañ finale. demati ko. léegi coupe bi lañ bëgg ngeen naan bu fi yemoon neex du ngeen bàyyi néewal. ma am na benn wéy imam li nga xamee football béy kii ma ne ko toogal foofu rek. léegi nag gis nga loolu laa ne bàyyi leen waxu wolof bu ngeen xamul di ko wax. loolu Youssou Ndour moo ko waxoon ci benn way xaw ma am na contexte bu mu ko waxee woon. ça n'a rien à voir ak koo xam ne dem nga finale dem demi-finale bëgg coupe bi. nga ne bu fi yemoon neex kon léegi ñu ñibbisi ak demi-finale. te ngeen wax fii ne Aliou Cissé bu indil coupe nañ ko dàq gis nga tam contradiction yi. c'est ça oui. Sénégalais yi seen moo tax seen wax man du ma ci sori gis nga. li nga wax nag félicitation. parce que ku dem nag wax dëgg yàlla bëri ji daan nga bëgg. ku dem wuti coupe nga bëgg sinon xanaa alal bi ñu ci def yëpp ak préparation bi yëpp noonu personnel bi état bi alal bi mu ci def woo tam ay xale yoo xam ni ñu ngi Europe jéem a defar la meilleure équipe Covid ba ñu lay testé yooyu yëpp kam xam ne boo fa demee am na loo bëgg ba pare nag sur le plan international ñëpp di xaar Sénégal que ni normalement war na mën a jël coupe bi moo tax gis nga man seetaan moo mat si nag wax dëgg yàlla parce que dama woon sama yeneen dossier léeg-léeg ma déglu ci tuuti ci rajo mais da nga doon gis ne commentateur surtout français yooyu dañu mere woon Sénégal ci footballu cuune bi ñu commencé woon di wane nit ñi war nañ am niveau bu dépassé lii kon loolu yëpp kon lii wax dëgg yàlla du lu ñu jeex nii rek par hasard mérité nañ ko au contraire sax man li ma gis mooy li ma xam ci football bariwul mais techniquement ñu bëri dañuy wax ne Sénégal sax am na leneen lu mu mënoon wane plus que sax li mu wane. c'est ça oui. kon dégg naa benn waay ci wax ne mu ne de toute façon Sénégal mérité nañ coupe bi parce que ñëpp xam nañ ne non seulement dañ ko gagné objectivement. mais que am nañ sax leneen plus lu ñu war a mën a wane. kon nag félicitation islam contre le sport wax naa ko keroog benn xale bi ma doon waxtaanal ci mbedd mi fii. ma ne ko islam contre le sport au contraire un corps sain dans un esprit sain islam ànd na ci mais ñun imam yi et cetera on est vigilant ñun li ñu bañ. mooy sport bi nekk créneau pour lu yàq xale yi ak suñu njaboot. comme ni nga xamee ni tey agenda LGBT créneau la menace bu doy waar la ci lu jëm ci artistes yi lu jëm ci sport ak jeunes yi et cetera comme ni ko ñëpp gisee. ak économie bi te tam football bi gis nga léegi Europe. gis nga ni ñuy takkee seen brassard et cetera ñun li ñu bëgg mooy football bi bañ a nekk loo xam ni day nekk créneau agenda LGBT wala beneen agenda boo xam ni bëgguñ ko suñu njaboot ak suñu l'islam mais bëgg naa man un sport éthique. un sport de développement boo xam ne dañ fay encadrer xale yi seen yaram day tàng et cetera dañuy soxla sport ñu wutal leen ay terrain yu baax ñuy sport ba wutal leen encadrement bu baax di leen former ñu associer ko ak seen étude ak tamit morale éthique boo xam ne dañuy nekk ay nit yu am fulla ak fayda nit yu sell yu baax am un corps sain dans un esprit sain. c'est ça ci biir loolu tamit ci waxtu football bi nemmeeku nañ comme à chaque fois ni ñu koy faral di defee charlatan yi dañuy génn. di wax li nga xamante ne moom. dogguma la maa ngi naan wax wolof moo ko waxee noonu rek dogguma la mais dog naa la. mais en plus itam dañuy bëgg ay joueurs yoo xam ne surtout ñu siiw ñu nekk ñu exemplaire dañ koy bëgg te am nañ ci. par exemple ci basketteurs yi. am na koo xam ne ci li ma fàttaliku jàppale na fi ñu bëree bëri mais weeru koor li muy def ndogu fii kenn xamul nu mu toll. ci dëkk bi jàppatuma tur bi. Sadio Mané tamit aussi. Sadio Mané ci la Sadio Mané amul lu ma bindul ci moom ci. actuellement région ba ci yenn imam yi nekk Mamlaka Arabia Saoudia damay gis ci seen i xutba ñu koy cité. waaw ñu koy cité di wax rafet ak jikkoom ak ni mu simple. kon mucc naa parce que su fekkoon man rek maa ko wax léegi ak benn waaye ba seetaan émission. imam lu muy wax ci affaire football. vidéo mi ngi circulé partout bari yàgg mais ak yaram ak tegginam foofu gis par contre imam bi nekk foofu xaw ma Londres. kuy wax ne day nettoyer toilette yi par exemple. kooku gis naa ko ma ne xoolal léegi xoolal li muy def actuellement région. Mamlakal Moutahida waaw. xoolal li muy def région actuellement. def na fa au moins 500 millions. ci diggante école bi ak poste de santé bi. ak xawma lan. léegi loolu tam dañ ko bëgg exemplarité boobu dañ ko bëgg parce que gisoon nañ fii ay sénégalais ak ay africains de façon générale. yoo xam ni alal bu nekk am nañ ko Europe. defuñu dara pour seen réew. kon tam loolu dañ koy bëgg. c'est ça ci biir loolu xëy na moom la ñuy jeexle suñu question parce que waxtu yi mi ngi ñuy bëgg a xoj tuuti dañuy gis ne à chaque fois bu sport jógee Sénégal. da ngay gis charlatan yi ñu ngi jaale tam ñi ci faatu. waaw ñi faatu ci xam nga tam émotion crise cardiaque loolu kenn mënu ci dara nga dégg di naan doona ma ne non ngalla bu fi politiser dara mbooloo bu ñu dawee génn ci mbedd ak nit yuuxu yu mel nii mën na ci am waaw gën a former xale yi gën leen encadrer. c'est ça oui
naka nga jàngatee kon phénomène charlatan yi à chaque fois ñuy wax ne diw dina gagné maa moom match bi mu mel ne ñoom ñoo yore match bi depuis 40 ans ñoom voilà client la ñuy wut c'est-à-dire loo xam ni lu public la ci nga mën a am maximum de clients donc lu mel ne élection lu mel ne match lu mel nii ak yeneen wala am lu nit ñi tiit dara ci réew mi ah ci ngay mën a amee maximum de clients ñoom tamit dañuy management de xam nga management du rek tubaab yi ko fa indi de management dafa mës a am donc àddina bi yëpp am nañ ay nit ñoo xam ne dañuy jàngat nit ñi seen comportement seen psychologie loolu dafa mës a am donc ñooñu tamit njabarkat yi ci ñi gën a aay ci loolu lañ bokk boo ñëwee toog seen kanam daanaka li ñu bëgg a xam ci yow yëpp yaa leen koy wax. mais lu tax danger bi nga xamante ne moom la njibarkat am ci réew mi parce que fii la plupart léegi mënatuñoo xàmmee li ñuy tuddee sëriñ en fait sénégalais yi nga xam ne xëy na seen diine demeewul noonu mënuñu xàmmee sëriñ ak lu ñuy tuddee sëriñu triya sax xëy na ñun ñoo koy tuddee sëriñ mais du sëriñ. waaw mais loolu lañ koy woowee appellation bi. mooy maaman yi gisaanekat voilà gisaanekat yeeg njibarkat yeeg ñooñu ñëpp ci catégorie boobu la ñuy dugg. lu tax mu am ñu xóot trop ci culture sénégalaise bi. nga xamante ne même football bi ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla ay affaire mystique amu ci boo ko xoolee dañoo jéem ba sonn dañoo dem ba finalement rek sens am ñu daal di dugal mais dara luy niroog mystique doo ko ci gis. mais souvent dañuy valider ne voilà ñoom am nañ mystique ñoom égyptiens yi naar yi dàq def mystique rek ngay dégg malgré loolu. li ñuy def ci xon équipe nationale xaw ma ñu ngi koy def ba tey de mais li ñuy def ci xon ci alal. kenn xamul nu mu toll xon nga xam ne kon affaire bu grave la loolu pas-pas la ci waa Sénégal njabar ak gisaane loolu kon nag du rek affaire équipe nationale sénégalais lambda dafa gëm njabar ak gisaane di ko dund ñu ëpp ci Sénégal yi dañoo téye loolu téye l'islam léegi nag am ñu leen fooyee ci loolu léegi nag am na ci benn groupe bu ndaw ci sénégalais musulmans yi ak jigéen ñi yoo xam ni du ñu def différence bi parce que seen jàng may doon ko et cetera mais ñi ëpp xam nañu différence entre charia ak gisaane borom xam-xam yi leeral nañ ko du lu jeex du xaaj mais ñu gëm ko def ko pas-pas di ko dund mënoo ci dara ñooñu nag kon tamit bu amee ku génn ci affaire équipe nationale wala leneen ak leneen wala élection wax ci dara ñoom comme ni ma la ko waxee itam ci làmb ja ñu bañ a dem ñooñu pas-pas la ci ñoom mënoo ci dara dañ koo gëm kon lu ñooñu wax maa ngi fàttaliku benn bis ndeysaan booru fajar nii rek ma sëpp kër ga ma dëkkoon temps yooyu rek ma dégg ñaari jigéen ñuy dem ci marché bi ma dégg kenn ki naan ko waaye yow saltige yi lu ñu mujjee wax démb après keneen ki ni ko ne mu ne nañ génnee xaw ma ñaata kii yu weex ak suukar xaw ma lan léegi mu ne ko xaaral léegi mooy dem marché jëndaale ko rek ma toog sama ay rangoñ presque ma toog sama salle ma ne xoolal gis nga xam nga kooku jéemul sax laaj. xamul sax saltige ba fa mu nekk xamul sax pas-pas la loolu mooy pas-pas c'est-à-dire comme gëm na loolu lu ñooñu wax rek mu ne da koy dem defi kon moo tax ma ne la tamit ñooñu tamit dañuy wut clientèle ci lu mel noonu temps yi rek man def naa benn page Facebook ñu bëri commenté ko daal dem ànd nañ ci ak yow mooy taaye 2STV moom ay gisaanekat yi ñëw foofu jël ay ganaar naan dañ leen di rende gi mel noonu ma ne lii CNRA dafa war a intervenir maltraitance animale la pour rek wut client gisoon bu yàggul kooku noonu gis ngeen kooku nu mu tuddati encore ki waxoon day xotti géej gis ngeen ñaata Sénégalais ñoo ko gëmoon moom après mu ne leen du ngeen dara yéen xas leen foogoon naa ni fii dafa am ay nit nekk ay nit nekkuñ fi mais loolu est-ce que tamit parce que Sénégalais dañoo gëm loolu est-ce que loolu tamit du engagé ñi nga xamante ne ñoom ñooy wàllu diine ji comme ñoom it am nañ kàddu ci société bi dañ ko war a gën a leeral te buñ jógoon li nga xam ne seen intérêt la nit ñi dañ ci taxaw léegi war nañu mën a taxaw ci mel noonu n'est-ce pas waaw dafa am ñoo xam ne nag ci diine yi ñoom seen bopp sax dañuy jëfandikoo yooyu pour di ci am alal ak tamit di ko tuddee listixaar ak yooyu te fekk àdduna kese lañ ci wut ñooñu du ñu jóg donc ñi yàlla dimbali rek ñu xam lu leer ci ne lii xeetu kéefër la ak bokkale yàlla te ñeme yëkkati kàddu bu leer ci wàll boobu ñooñu am na ñu koy def ay benn ñu ñaan yàlla ñu gën a bari te seen discours nit ñi di ko gën a déglu mais gis nga diggante sénégalaise ak njabar ak gisaane ak jël aada teg ko ci diine loolu du ma ne du fi jóg parce que loolu soo ko waxee rek day mel ne sénégalais yi xanaa ñoom mënuñu nekk jullit comme ñeneen. waaw oui changement mën nay am. voilà mën nay am kon man du ma d'accord ay du fi jóg mais dana laaj liggéey. bu metti mais affaire bi à la limite boo dee dem bay def ay recherche sax da ngay gis ne lépp nu ñuy traité affaire de terrorisme muy apologie terrorisme. boo ko xoolee ci biir charlatan yi da nga koy gis. parce que mën nañ jàpp nit mocc ko ba mu rey doomam. wala mu rey jabaram. wala mu rey dëkkandoom. wala mu def ay sacrifice rien que pour am. mais li tax ñoom duñ ko yóbbu ci forme
affaire de. wax nga dëgg waaw wax nga dëgg. criminel wala moom ci boppam affaire de crime duñ ko fa yóbbu parce que dañuy jàpp ne affaire u gëm-gëm la. waaw te comme ni nga ko waxee wala sax njabarkat bi ci boppam. xam nga fi ngay wax nii ba tey njabarkat bi il est passif maanaam dafay mocc nit ki am yu mu ko gëmloo ba kooku dem rey jëkkër wala doomam wala def kii nii. mais am na boo xam ne njabarkat bi ci boppam sax mooy def. mooy def crime bi comme ndaw soosu yaa ngi fàttaliku. mécanicien bi. waay kii waa ji bi ngoog. njabarkat bi ci boppam moo ko rey. voilà gis nga egg na foofu kon. kon dañu waroon criminaliser affaire njabar yi. affaire njabar yi mais xam nga lu tax mu difficile. parce que ñi nekk nii tey ci état lay homme politique yi ñoom ñi ci bëri dañ koy jëfandikoo d'abord. ak ñiy jàng affaire yi talaasim ak xawaatim ak yu mel noonu ñu ñëpp. dañuy jéem a détacher seen bopp. ci néew na président africain waxuma la sax Sénégal de. néew na président africain et Adama daf ci nekkoon nag moom figure emblématique. Abdou Diouf def na temps yii peut-être yéen xale ngeen Abdou Diouf dem na Togo. et Adama recevoir ko mu wàcc ci avion bi. et dama indi nitam yooyu noonu ñuy jël ginaar di dakk di rey def ko nii tracé deret Abdou Diouf ne ko jéggil mu jéggi mais borom sëriñu Sénégal dañ ko wax yónni ko ay bataaxal ne ko lii bu ko defati. yaa dema daanu na xaw ma ci avion ñetti yoon dara jotul génn faxas sabar kii yéen vestam def. daa reppul woon rek. voilà mu ngi noonu voilà waaw. daa daanuwul ci position bi mu war a dee. waaw mu ngi noonu bien sûr waaw. mais xam nga tam jabar da ciy dugg xam nga tam seytaane day defee mbir aussi. réalité la de. seytaane day mbir mën na pousse avion bi wala kii seytaane am na ay mbiram ay jinneem mais xam naa li nga bëgg a wax mais que loolu amul mais baaxul mais am na ay mbiram léegi loolu lañ ko wax. néew na président africain boo xam ne amul ay njabarkatam di ci def alal ak ministre ñi nga xam nañ leen fii am na fi ay quartiers yoo xam ne fii ay njabarkat dañ leen fay jël 1 an 2 ans kër goo xam ne ñoom rek a fay nekk lépp di leen fa fekk si. ñu ne dañuy liggéeyal. mais boo demee ci hôtel yi boo amee ay gan yu jóge à l'extérieur nga yóbbu ci hôtel yi ñoom rek nga fay fekk. ah bon ñoom kese ngay fekk ci hôtel yi ñuy toog di xaar même gan yi nga xam ne sax ci pays arabe lañ jóge pour aborder leen. parce que dañuy gis kilifa gu jóge ci pays ay arabe ñëw nga yaakaar ne sax kilifa la mais finalement ñoom dañ koy aborder sax ba dugal ko ci seen mbir yooyu parce que dañu jàpp mais le fait que ñu ne réalité la est-ce que réalité rek doy na ñu ne njibar réalité la ci réew mi. réalité bu yàgg ci ko war a leeral ci masala sharia réalité la c'est quoi. oui non réalité bu bon la c'est-à-dire que am na bi d'ailleurs bi ñuy wax ci affaire homosexualité bi nii. mu am benn jigéen bu ne. de toute façon coow li jaru ko parce que àddina noonu la mës a tëddee dafa mës a am loolu ak tam prostitution dafa mës a am kon naa ma ne ko ah bon mu ne ma ne ko pédophilie itam dafa mës a am. ak viol dafa mës a am te pourtant yéen a ngi koy criminaliser yéen jigéen ñi foofu la paree moom ci débat bi. kon xam nga réalité la woon mooy li nga wax. kon réalité mais ban réalité. réalité ñaar moo ci am réalité boo xam ni dañ koy ñaawlu ak bu ñuy rafetlu. léegi nag njabar dafa bokk ci réalité parce que alquran saxal na ni réalité la yu farriquna bayna al mar'i wa zawji yàlla ko waxal boppam kon nit dana def na loo xam ni mën na dëddale jëkkër ak jabar dara jotew leen te pourtant dootuñu waxante et cetera loolu mbiru seytaan réalité la mais la mu ñaaw nag justement di créer réalité bu bon moo tax alquran araamal ko araam bu leer wax ne ku koy jëfandikoo di ci wutee àdduna safara nga jëm maa lahu fil axirati min xalaq yu mel noonu et cetera ak tam ñëpp xam nañ ne xadis yu leer daf ko wax amul benn borom xam-xam bu am wute ci ne njabar ak mbiru gisaane lu xaraam la donc sénégalais yi kon nañu faxas loolu ci seen xol yi bàyyi loolu man jigéen ñëw na fii ci mosquée bi fii mu dem ci benn njabarkat waa ji bëgg ko tëdde ngeen baal ma wax bi mu ñëw ci man fii di ma ko expliquer di jooy xam nga loolu moo njëkk a wax ma ne ko nga baal ma bu fekkee sama wax bi xaw na tàng mais comme ñooñu ngeen gën a wóolu imam yi moo tax nga njëkkee ci moom mujjee ci imam bi. c'est ça loolu leçon la. boo njëkkee woon ci imam bi. kon doo dem ci kooku. c'est ça nuñ loolu yal nañu ci Yàlla musal kon imam ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm liy duuf ci nag yëpp xaju ci ni bëggoon nañ sa waxtaan di gën a prolongé parce que dafay nekk lu nga xam ne lu intéressant lan moo sa kàddu gu mujj. sama kàddu mujj daal mooy ñaan jàmm ci réew mi. ñaan tamit l'islam gën a am doole ci adduna bi parce que l'islam bu amee doole rek lu baax di gën a am doole. di leen ñaanal yéen tam tawfiq ba ci liggéey bi ngeen nekk parce que lu mel ni lañ bëgg. mooy moom laay wax mu ñuy wax homosexualité loge maçonnique yi wax ne nee nañ léegi ku bokkul ci maçon yi wala dafa homosexualité naam na man leen bàyyi leen loolu sax mbiru bokkaale yàlla la. wërsëg yàllaa ko yor. léegi nag ñun lañ bëgg mooy ay jeunes yu nekk di liggéey ñu former leen ñu am métier kon di leen encourager ci seen liggéey bi di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi
doon suivre émission bi soo amee ay rëcc ci man la lépp loo xam ne nag rafet na lu baax la lu neex a dégg la ñu bàyyee ko ci borom bi subhanahu wa taala. jërëjëf Imam Makhtar Kanté sant nañ la gërëm nañ la et à chaque fois buñ la woowee rek nga feesal sa place ci li nga xamante ne moom la doon woowee mbokk yi fii la ñuy yemale seen jotaayu taxawu jàngat Abdou Khadre ci microphone bi Dóor waar ci wàllu xarala gi ñu leen jox beneen dig daje asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu